mi nga xam ne Mansour Faye moo ko jiite woon daanaka bu ñu paree ci résultats yi njëkk am ak tendance yi mel na ni jël na li fii ci au niveau de la commune gannaaw localité yi ñu ko amee woon démb rek fu nekk ñu taxaw fa dund li nga xam ni moom mooy élection yooyu nemmeeku résultats yi ci centre de bureau de vote yi ci biir commune bi jàpp nañ ni Benno Bokk Yaakaar am na lu bëri nag loo xam ni rawee na ko ñi nga xam ni ñooy yeewi askan bi ba démb sax amal nañu ab caravane doxantu ci biir dëkk bi nag ci guddi gi yëpp pour wane ni ñoom am nañu ndam mu nekk sax loo xam ni waa yeewi askan ni dans un premier temps dañ ko ñaawul woon wax ni dañu teel a jubilé alors que résultats yi génnagul mu nekk loo xam ne ñoom sax tey wax nañu daañu woote wax ci kii di Mansour moom wax ni nag moom dafay woote pour fësal li nga xam ne mooy victoire mais comme ni ma ko waxee ma Mbaye Ndiaye démb doxantu nañu ci biir commune bi yëpp fi ñu njëkkee mooy Langue de Barbarie foofu sax jot na fa joxe ay résultats ñu jàpp ni nag foofu xëy na sax benn bokk yaakaar amu fa li nga xam ni moom lañ doon xaar foofu mosu ko gagné mais démb am na tendance boo xam ne may na ko mu am loo xam ni dana ko permettre bu ko mottalee ci yeneen yi mu am ci biir dëkk bi moo xam ci soor bi wala ci feneen fi nga xam ne rek dafa nekk ci biir génn dëkk bi ay yeneen quartier yi mun na jàpp ni loolu am na njëriñ di wax ne nag foofu Yewwi moo fa gën a fës ci Langue de Barbarie gannaaw Braya bi ñu doon xaar sax moom nag foofu mujj fa am ndam ndaxte foofu moom dafa am jaxasoo boo xam ni moo indi erreur parce que bulletin yi nga xam ni coalition gëm sa bopp bu Braya moom la yore woon mu nekk yu jaune yooyu am mboq mi Mayoro Faye bi nekk ci wàllu Sénégal moom tamit daf ko yore woon ñi nga xam ne ñoo doon taxaw Ahmed Fall Braya ñoom nag ñu ci bëre dañu jaawale bulletin yi daal di voteel ki nga xam ni moom mooy Mayoro Faye ba tax na nag foofu moo waddal tuuti li nga xam ni mooy opposition bi ci kanamu ñi nga xam ni ñoom ñooy kii rek di coalition Benno Bokk Yaakaar di wax ni nag ci soor bi ci juróom-ñetti quartier yi ñu nemmeeku Pikine tamit nekk na surprise boo xam ni ñu bëre dañ doon wax ni Mansour dafa am baat ak Benno Bokk Yaakaar mais finalement gis nañu à l'arrivée am na fa ndam bu baax parce que def na fa liggéey boo xam ni nit ñi jàpp nañ ni rek ci dernier jour yi def na fa campagne bu metti bu tar boo xam ni indi na soppite ba tax na tey foofu tamit jël na fa ndam mu jël engagement nag ni daf koy def quartier social maanaam defaraat fa lu bëre ñu wax Ndiolofène aussi moom feefam la am na fa wax dëgg yàlla lew na au clair foofu tamit ñoom raw nañu donte sax différence bi nga ndewul trop mais jël nañ fa ndam muy Cité Ñax fi ñu ñàkk daal mooy Balakoos foofu nag gis nañ ni Abba Mbaye gagné na fa ci kanamu seen responsable bi Aliou Diop waaye tamit fii ci île bi nord ak sud foofu tamit gis nañ ni nit ñi taxaw nañu ki nga xam ni mooy Benno Bokk Yaakaar ba tendance yi daal jox na ni ci île bi ci Guet Ndar ba Goxu Mbaaj foofu yëpp daal Benno Bokk Yaakaar ànd ak Mansour Faye ak ñi mu àndal ñoo fa jël ndam waaye ci Bango moom professeur Mary Teuw Niane moom foofu rek la gañe moom fiefam la gañe foofu ci Bango gañe bu am solo waaye permettre ko daal mu jiite mu wala mu am ndam ci kaw ñeneen ñi ba tax na au finish li ñu jàpp ci li nga xam ni mooy jongante yi amoon fii nag ci biir fii commune bi Benno Bokk Yaakaar wane nañu ci biir tendance yi balaa ñuy del ci chiffres yi nag xam naa dans les prochaines heures ñoom daal jël nañu ndam li ci kaw Yewwi Askan Wi bu mu paree nag ñu topp si sax ki nga xam ni moom mooy Mayoro Faye moom aussi ñëw na ak ki nga xam ni mooy professeur Mary Teuw Niane nekk en ballottage nag ak ki nga xam ne mooy maître Aline Aba Talib Gueye di wax ni yeneen coalition yu mel na Moussa Diop ak kii di professeur Sène ñoom daanaka seen ay xob daal bëriwul ci mbir mi ba kenn santalu leen ba jamono ji ñu ngi xaar ki nga xam ni moom mooy Mansour Faye ak ñi ma def point de presse pour wax nag un peu victoire bi nuñ ko liggéeyee ak fan la ñu jaar ba mën a gagné tey jii ba mën a war a continuer waat di diriger li nga xam ne rek moom mooy commune bu Saint-Louis voilà di wax ni loolu lañu mën a jàpp mais jàpp nañ tamit ci département circonscription de Raw bu yoree 4 communes yi muy Fass Pal Gando ak Gandiol foofu nag am na ay surprise Mbambey parce que Fass xam ngeen ni kii di Diaw Mamadou Diaw moo fa nekkoon mais amul woon muy jonganteel moom dañ ko tabboon moom Benno Bokk Yaakaar toogaloon waaye nag amul woon benn adversaire daanaka mën naa wax sax mooy maire bi ñu njëkk élu ci Sénégal ndaxte ba mu xëyee rek xam na ni jël na ndam li te sonn ci muy commune bu Fass waaye tamit fi nga xam ne mooy Pal ci ñuy wax Mor ci Gueye nekk DG Ageroute moom tamit jël na ndam li foofu Gandon aussi la surprise Khoudia Mbaye mi nga xam ni moo nekkoon maire bi
nekkoon ancien ministre moom tak gagné nañ ko foofu ki ka gagné nag moom mooy Alpha Mamadou Diop ak ñoom Ndiaye Diop ñoo ko fa daan mu nekk surprise nag pour ñëpp foofu ci Gandiol tamit maire bi nga xam ne moo fa nekkoon di Arona Sow moom tamit kii di Pape Banda Fall am na ndam ci kawam mu nekk nag loo xam ni ñëpp daal teg nañ ci seen bët ci zone boobu wane ci 4 communes yooyu nga xam ne ñoo nekk hors de Saint-Louis ak Saint-Louis foofu nag Benno Bokk Yaakaar nga xam ni moo ko jël di wax ni tamit doxantu nañu dem tuuti ci booru Richard Toll Mambey ak fi nga xam ne mooy Dagana waaye tamit dem ba Podor sax Richard Toll Mame Diop la ñu tabaat mu nekk ci bopp commune bi fi nga xam ne nag moom mooy fële ca Dagana wax nañu Oumar Sarr jël na ndam li nag ci kaw ñi nga xam ne ñoo doon jogante moom Gaynde Waalo bi ñu ko waxee def na campagne bu tar donte sax kenn déggu ko woon mais fexe na daal ba jëlaat raw gàddu bi war a fas yéene waa diriger commune boobu di wax ni tamit nemmeeku nañu fële ci Podor Racine Sy jël na fa ndam ci kanamu Moussa Diop moom tamit mu nekk loo xam ni dañ ko doon xaarandiku parce que yàgg na nag di bëgg jiite mairie bu Podor waaye nag amu ko woon devant ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall di wax ni tamit ci Dodel foofu Mamadou Bachir Sall moom gagné nañ ko Amadou Niang moo ko gagné ca Demet El Hadj Omar Sow moom Mamadou Elimane Dia moom tamit moo fa am ndam ca Golere nag Mamadou Dem ancien DG bu Sayet moom dafa ñàkk ci kanamu Adama Diallo ci Guédé village nag mun nañu wax ni ñaari cas yi ñoom dañu tompoo ba jamono ji dañuy xaar ñu indi ñu leeral ci li nga xam ne rek mooy résultat yi fa mujj tombé di wax département bi nag ci 22 communes yëpp Benno Bokk Yaakaar daanaka ci Podor raafale na yëpp delluwaat maire yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñoom la ñu delluwaat joxaat leen ndam de façon générale daal ñu wax ni ci Saint-Louis la li ñu mën a jàpp mooy démb ñi nga xam ne ñooy Yewwi Askan Wi ñoom contesté nañu woon dans un premier temps li nga xam ne mooy résultat yi wax ni nag ñoom ñii di Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu teel a jubilé alors que résultat yi génn bu loon loolu gën a méttitlu jot nañu sax ñëw ba booru siège ba waaye policiers yi ñoo leen arrêté ñu sànni ay lacrymogène parce que dañu doon wax ni amuñu droit défiler alors que résultat officiel yi génnagul mu nekk nag loo xam ni suñu borom bi def na si jàmm ba mu jamono yi ñuy wax ku nekk yaa ngi waajal point de presse pour mën a wax nag nan la ñu mën a def ñu wax ni daal fii ci Ndar leader yu mag yi ñu mel na Mary Teuw Niane ki nga xam ni aussi moom mooy Mansour Faye seen jongante yi ñëpp xamoon nañ ko mais au finish mel na ni Benno Bokk Yaakaar daal moo fi teg tànk jamono jii ci kanamu ki nga xam ne mooy professeur waaye tamit yeneen ñu nga xam ne ñoom la àndaloon. muy Abba Mbaye ak ñu mel. wane ni rek Benno dina diirewaat dina jëlaat gañewaat demaat encore 5 ans yoo xam ni dina administrer commune bi nga xam ne mooy seen def ay promesse nag ak ay engagement yoo xam ni doomu Ndar yi ñu ngi ko ciy xool Mame Ndiaye loolu la ñu mën a jàpp en attendant ñuy duggaat ci li nga xam ni moom mooy chiffres yi exact yi mën a wax ni effectivement confirmé li nga xam ne mooy résultat yi nemmeeku li ñu mën a wax rek mooy tendance yi daal loolu la joxe gum ñu ànd nag di ko suivre ba fii ak tey wala suba ba ñu mën a am yu officiel yoo xam ne dana confirmer li nga xam ne moom lañu jàpp démb ci terrain bi mu nekkoon nag campagne boo xam ni neexoon na ëmb na macha allah. jaajëf Babacar Niang mu nekk liggéey bu am solo bu nga xam ne def na ko foofee sa Ndar ni ma koy tooñee tàkkusaanu Ndar dafa mel ni dafa dox ci Benno Bokk Yaakaar ñuy jaajëfal bu baax sama jigéen Yacine Tëngéej mi ngi jaajëfal bu baax Bougane Gueye Dany El Hadj Ahmed Aïdara ndax nee na gis na liggéey bu am solo moom mi ngi doon jàppale PPC bu fa maître Mbaye Jacques Diop Seydou Diouf Tëngéej foofee ñuy remercier bu baax candidat yi fa nekkoon moo xam Alioune Mar bu gëm sa bopp Ismaïla Madior Benno Bokk Yaakaar président conseil départemental bi di Souleymane Doy ñoom def nañ Baye Diène Sembène également Arona Sarr Baye Mor Fall ñoom def nañu liggéey bu am solo te amul benn xaar ma yàlla suñu diggante ñu nax ñoom et puis koo si gis da ngay taxaw waxtaan ak moom maître Bamar Faye Alioune Souaré l'honorable député Kouz Baye Lay Falla ñoom ñëpp Demba Seck MD kooku moom la ñëpp nit ñi dañ ko bëgg Tëngéej ba nga xam ne parce que bu dul dara muy xaarul campagne xaarul dara moom chaque jour mi ngi ci te askan wi Demba Seck voilà ci ligne bi ñuy jéem am Mame Boye Diao xam nga ne moom ak Abdoulaye Bibi Baldé la woon voilà moom mu mujjee am ndam Mame Boye Diao bu fekkee jàppandi na rek ñu daal di ko am ñu ngi jéem a jokkoo moom Mame Boye Diao ñuy wax ne kon di fàttali ni Abdoulaye Diouf Sarr fii ci Yoff dañ ko fi détrôné benn gune 34 ans la ñuy wax ne moom la am nekkatul gune fu mu nekk nii voilà moom mooy cas contact bi fu mu nekk nii. mooy cas contact bi. Sénégalais yi ñoo am beneen gis-gis. ci dëkk bi xam nga maa ngi gis moo tax may wax tout le temps ñun sunu médias yi nañuy def attention ci benn affaire. J'ai vu un journal du ma ko tudd samedi
mu titré samedi c'est-à-dire veille d'élection ne un sondage donne Diouf Sarr vainqueur xam nga ci même ci principe waaw même ci principe ci gis-gis ci dafa diis tu comprends dafa xaw a dafa ñaaw quoi noonu lañ ko mën a waxee yooyu dinañ ci gars yi def attention parce que la réalité elle est en face de nous muy presse gis nga peuple presse bu contre peuple presse boobu day daanu ak boo mën ak doole boo mënti am te contre peuple mooy lan mooy bañ a wax dëgg bi peuple bi di dund waxal peuple bi li ñuy dund baa ko waxee dégg jàmm yow lu xew ak lu mën tey suba gannaaw suba yàllaa fi nekk da nga perte doo perte mais boo àndul ak peuple laaj ko le plus grand support médiatique au Sénégal c'est la RTS plus de 7 milliards de budget RTS ñoo mën a fay nit 1 million mu tëdd këram bu weer bi dee ñu fay ko RTS rek ko mën mais demandez au Sénégal sama mbokk RTS yi nag ngeen baal ma si ay kilifa yu baax a fa ne maa ngi nuyu le DG Racine Talla moom nu mu mujjee waxi naan dafa gañe wala dañ ko gañe après ñu laaj Idrissa waaw il faut mu wax ñu xam wax ñu waxi naan bu fekkee dafay remplir ñu dolli ko ñaan bu fekkee remplir wul aussi ñu encouragé ko mais une chose est certaine RTS par exemple toutes les possibilités qu'ils ont j'ai vu de super images qu'ils ont en haute définition mais doyul match Sénégal yi rek ngay gis 73 000 vues 60 000 vues le programme et je le dis en face te loolu war nañ ko nangu le programme sur le plan digital la RTS n'existe pas sur le plan contenu ils ont d'excellents programmes mais nit ñi duñ ko xool parce que dañ jàpp ni nguur gi lay liggéeyal donc ku comprendre loolu nag war a mën a xam ne li fi nekk mooy ubbi les vannes nit ñi am ci seen xalaat am ci seen possibilité RTS wax ak opposants yi tey nag bëgg naa xam tey une chaîne de télévision voilà il faut le féliciter DG ñu ngi lay féliciter yàlla na yokk mais benn affaire moo am tey par exemple monsieur Talla Racine le DG vous avez l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir les grandes portes de la RTS par exemple comme support média public boo xam ni depuis 2012 Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko benn yoon laa leen fa gis man amaana keneen gis na leen feneen benn yoon laa leen fa gis te c'est parce que y avait Covid Macky Sall recevoir leen donc foofu la ñu war a dépasser yenn clichés yi ak clivage yi pour nekk ci niveau bu élevé boo xam ni dañuy yóbbu dëkk bi feneen mooy que tey la RTS xanaa dina wax ak le maire de Dakar dina wax ak le maire de Ziguinchor dina wax ak le maire de Kaolack ak keneen ñi nga xam ne ay autorités lañu te bokkuñu ci fi nga xam ni mooy Benno Bokk Yaakaar donc disons que li fi nekk mooy Sénégal toll na foo xam ni benn pas bu ngande bu raw bi ñu tegoon en 2000 ci alternance en 2012 la ñu teg actuellement bu ngande. lu am solo ay ca Diender nee na ci Assane moom moo fa gagné waaye également sa Diender Mohamed Diop mu ngi may wax ne kon kii di Alassane Ndoye moom moo fa gagné da nga ñu essayé waatal Bamba Fall gëm sa bopp Medina. essayé waatal ñu Bamba Fall Mame Sidi bu fekkee mën nañu ko am foofee sa Medina Alioune Badara Sonko mi ngi may wax ne ma dafa am benn maire boo xam ne bii tendance yi génnee ba léegi mi ngi hôpital. waaw ba génneegul hôpital ba léegi xam naa nag résultat yi daf ko bett yàlla na génn ak jàmm ak salaam lu am solo la alors Mame Boye Diao ñu ngi koy jéem a jot mais antoogul ba léegi bu ñu defee ci deseet si li nga xam ne moom mooy lecture bi nga xam ne ñu ngi koy def ci résultat yi Babacar Diop sa Thiès kii il faut ñu jot ko Babacar il faut ñu jot ko mu nekk jeune moom it moo Babacar ñu ngi koy jéem a lijjanti xool ndax nañ ko am wala déet El Hadj Ahmed Aïdara moom it mu occupé mu nekk la première fois ñuy occupé yenn postes yi ñu di ay jeunes nekk xale occupé ay postes yu nga xam ne nii surtout ay villes yu stratégiques Guédiawaye nga dem Yoff Abdoulaye Diouf Sarr moo fa nekkoon Thiès Babacar Diop mais loolu mais challenge bu intéressant la xam nga kii Mambay si àdduna lépp la nga xam nit mu ngi kaa wut teg ko si kaw dëgg ak yéene ba rafet yàlla mën na ko ci defal sutura bu ne ak ndam lu toll ni àdduna aujourd'hui nag man lenn rek laay xam ni peut-être bu fekkoon dama koy prodiguer comme conseil mooy kii di Ahmed Aïdara kii di Seydina Issa Laye Sam kii di Babacar Diop tous ces leaders là ba ci Ousmane Sonko Barthélémy ba ci Mansour Faye kii d'après les résultats yi ñu wax malgré que démb il a été grandement hué mais bu fekkee ni gagné na comme on a dit c'est quelqu'un boo xam ne il faut l'encourager ba pare pousser ko à rectifier le tir ci beaucoup de choses yoo xam ne peut-être tax na nit ñi mere ko à un certain niveau mu corriger te correction bi xam nga lan la
moom day corriger ñii di door a ñëw dañuy apporter un mieux et un plus et pour le faire wala pour s'y faire ou pour se faire il faut de l'organisation, il faut de l'intelligence, il faut un sens de pragmatisme ak à la limite sax de bon sens mooy que tey il faut ñu comprendre benn affaire Seydina Issa Laye Samb il faut que mu def de sorte que Yoff localité bi amélioré wu dans un sens dund biir Yoff nekk un mieux-être bu conséquent lépp loo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre boobu def na ko fa la ca manqué mu jéem ko faa def la ca amutoon bu ko mënee mu yokk ko si mu nekk un plus idem pour Ahmed idem pour Babacar Diop regarde une ville comme Thiès. Idrissa Seck avait réussi quelque chose en 2004 bon c'est vrai qu'il avait tous les pouvoirs il était le premier ministre. amoon disons même avant muy nekk disons il était premier ministre ensuite ba bi muy wàcc après continuer yor Thiès. malgré les déboires après mais fexe woon na def de sorte que Thiès am lu mu nuru. loolu peut-être moo fa nekk ba tey en dehors de ce que Talla Sylla ñu ngi kaa nuyu ba baax a eu à faire mais aujourd'hui conception bi ñu am ci maire moo war a léegi waxuma changer de am lu si yokk te li si yokku day dépasser jardin dépasser cadre de vie dépasser mbalit ak les li Ahmed doon wax dépasser yenn yi dem ci sens par exemple une bonne gestion du service d'état civil nga xam ni que tu sais que Abbas Ndao par exemple pour ñu juddoo Fann et cetera baa fa demee day laa génnal registre pour xool ban année la alors qu'aujourd'hui le monde sa waay li Ahmed doon wax sa téléphone ngay cliquer pour am sa identité yépp am na ñoo xam ne bu ñu wàccee ci dëkk seen téléphone bu ñu koy taal ci dëkk ba dañ leen di jox toutes les données nécessaires d'infoservice ak leneen xam ngeen ni par exemple les citoyens français yi nekk Sénégal français anglais ñi nekk Union européenne ak ñeneen 24 heures sur 24 Soro Malick Malick ñu ngi am les infoservices laaj leen ko ñi nga xam ne suñu bokk yi nga xam ne dañuy jógee am nationalité di jógee France wala feneen bu ñu waree ñëw Sénégal bu ñuy jël Air France daf leen di jox leen ne leen Yoff am na koñ yoo xam ne waru leen fa dugg. Thiès bu dee da ngeen fay dem c'est-à-dire info service yooyu loolu c'est parce que les gens sont structurés et organisés. tey jii nii boo dëkkee Yoff war nañ mën par exemple lépp luy info service te municipalité lan la ce sont des info services. mooy li may yitewoo su ma bëggee am kayit su ma bëggee def lenn su ma bëggee def déclaration de naissance et cetera war naa mën a jël sama téléphone Mansour wala Mambay composer sama numéro ne